te xam nga ne Alioune mi fi def ñaari mandat te ñaari mandat yooyu mu def sax ci la ñu bëri defaru ña ci defaru sax ñenn ñi tey jii dem nañu ba àndatuñu yoon ak maire bi fi nekkoon Aliou Samba si yàlla ko yàlla xare àjjana tey jii doomu Al Samba sax mu ngay kër yi bokk ci xeex bi mais ñooñu ñu ngi taxaw fële di ko sànni ay xeer. ani ngor ani ngor ani ngor am na ñoo xamante ne bi fi Al Samba di nekk musuñu am fitu laal doomu Al Samba tey jii doomu Al Samba bu sampee ndëndën kay xëccoo nag moom ci ngor ak yar ak teggi waaye Djiby Al Samba maa ngi koy nuyu au passage ndax ñi def politique fii yëpp man ak ñoom ay mbokk lañ te ñoom ñëpp maa ngi leen di xam ne seen intérêt mooy ma gagné élection yi seen jàmm mooy ma gagné élection yi ndax mu ngi mel ni nga dem à l'université ñu jox la épreuve mathématique boo xamante ne intégrale double la fekk yow ay arithmétique nga doon jàng nooy traité sujet boobu les problèmes de notre localité sont des problèmes complexes problème mu Koursaafi bii problème mu commune Diass bii ay sujets yu difficile la ay sujets yu metti la ay négociations yu metti la ay waxtaan yu metti la ay jàmmoo yu metti la ay fulla ak fayda bi mu laaj ak xam-xam bi mu laaj ñun jàpp nañ ne ñun ñi am nañ moo tax léeg-léeg damay gis gars yi di xëccoo yàlla xam ne damay am ci ñoom yërmande ndax xëccoo bëri ko dawlin boo àttanul lan moo ciy topp yanu ko ba pare di onk rek di onk rek di onk ba fan ba tax na lii waxantuwuma ko xeebuma kenn gaa ñi ñu ngi wuti wàllu fu nekk meeting ba ngeen dégg fële toog ñoom dañu ne meeting d'investiture lañ ko tuddee ñu ne dañ teen wuti wàllu de waa dañu bëggoon département de Mbour yëpp ñëw taxawu leen comme ça ñu wane ne ñoom ñoo yor affaire yi xaw ma ñan ñoo fa dem ak ñu fa demul waaye kuy wuti wàllu man de fii ba élection locale yi ñuy egg ci élection locale yi fasuma yéene invité ku dëkkul Diass ci sama meeting fasuma ko yéene li tax fasuma ko yéene parce que day mel ni damay wuti doole feneen ale ko doole jàngi ci yéen kon li tax gars yi di wuti wàllu tey ma wax leen ñoom ba ñuy xëccoo Benno Bokk Yaakaar dañu amoon yaakaar ne bu ñu jëlee Benno Bokk Yaakaar rek Mamadou Ndione dootul nekk candidat mu jaraloon leen lu nekk su ma nee mu jaraloon leen lu nekk jaraloon na leen bërëbu ci suuf si mu jaral leen toroxlu mu jaral ay jooy jooy laa wax de vrai jooy waxuma jooyantu de ay boo leen xamul li ma xam boo leen xamoon guddi yooyu li ma xam fu ne gaa yi dugg fa bërti ñenn ñi dem nañ sax ba di ma woo di ma yalwaan ñu boole mag ñenn ci kaw ñu may woo di ma yalwaan naan ma Mamadou waa maire bi maire socialiste la dañ ko bàyyeeg maire socialiste bi ma ne leen maire bi fi nekkoon de AFP la nekkoon ba yàlla moom ko en 2020 adjoint ñëw di eggali te adjoint bi doon eggali en 2014 demul woon ci couleuru socialiste ndax ki fi nekkoon patron wu parti socialiste feu Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla xare àjjana da ko tere woon mu dem foofu mu forcé barrage dem Al Samba génn àdduna en 2020 moom mu nekk maire ci circonstances yoo xamante ne duñ ci sori ñëpp xam nañ ni mu demee kon kay mairie Diass du woon mairie socialiste mairie njaxas la woon ndax AFP ko yoroon PS eggali ko APR ëpp leen collecteur ci présidentiel ba kon kay mairie boobu du woon mairie socialiste pure parce que ka ko eggali sax bokkul bureau section PS su Diass ma yokkal leen ki ne leen waa section PS su Diass dañu réunion ñoom ñu signé benn bataaxal ne Mamadou Ndione yaay sunu candidat kon kay même bu doon mairie socialiste la socialiste yi nee nañu jox nañ ko Mamadou Ndione la ca xew ci ba yàlla dogalee ko nii le 28 maa leen njëkk a yëg ne ñoom ñooy jël bennoon maa leen ko njëkk yëg du ma ci sori nag ñoom bañ ko yëgee ñuy jubilé commencé caravane naan waaja du bokk ca guddi ga balaa may tëdd à minuit ñoom ñu ma mësul woo ña ma gëj a woo ñenn ñi sax xaw ma ci ñoom fa lañ jëlee sama numéro ñu may woo naan ma Laara Bira naan
laara biraan naan Mamadou ay Mamadou ñëwal waaye bul bokk ma ne leen patt bàyyi leen ci biir le lendemain fekk ñun pare nañ bu yàgg ndax sunu village yi ku ci nekk defoon nga say investiture ba jox ñu ma war a waxtaan ak sama naataangoo yi pour ñu finaliser liste yi sunuy liste pare bu yàgg ñun ñoo njëkk déposer liste ci Sénégal ba ma demee ba maar ci ñoom ñuy wër waa ji du bokk ñu naan dina bokk affaire bi dem ba nekk sax lu mel ni loterie PMU yooyu dina bokk am du bokk ñi carte ñi dëgër fi sax di ci carte ma xëy rek ma ne gars yi nañ def point de presse pour leeral affaire bi mu jeex ndax ñun ba ñuy déposer suñu liste benn journaliste filmé wu ko ndax ñoo njëkk déposer liste ci Sénégal waxuma ci commune département de Mbour kon ba ñu déposer suñu liste ba léegi lan moo xew ci diggante bi li xew ci diggante bi mooy suñu coalition bi dafa gën a yaatu la xew ci diggante bi mooy seen coalition yi ñoom dafa gën a néew doole bés bu jot ngeen gis responsable bu bokk ci ñoom fàqee ko foofu ñëw ci ñu am na wala amul bés bu jot ngeen gis nit koo xamante ne comprendre woon suñu démarche au départ mu ne Mamadou maa ngi doog a xam lan moo la yëkkati réellement ñenn ñi sax dañ daan faral di bind naan Mamadou Ndione de postam rek moo ko yitteel Mamadou Ndione de nangam Mamadou Ndione de nangam Mamadou Ndione mi samp ndënd ànd ak gor ñii bu jële fi ñii Mamadou Ndione boobu lépp daf ko teg ci loxo yàlla teg ko ci loxo électeurs yi teg ko ci loxo pour ça ñoom ñi nga xamante ne fu ne ñu koy dem di wuti wallu du ñoom rek a jom ñi gën a jom mi ba ca Ndar kam mooy ña leen daan jàppale ci département de Mbour ak ci Sénégal ña leen doon jàppale li leen jommal mooy ñooñu dañu war a boole ñaar yu àndul dañu war a boole daw ak wokkatu est-ce que mu nit mën na di daw di wokkatu doyen Assane daw ànd nag wokkatu daw bu ànd ak wokkatu ak sikkim buy lakk kan moo ko àttal saa caajaay talatu leen mu nga tal caajaayam saa caajaay sikkim baa ngay lakk mu ngay daw wala wokkatu ndax am na ay candidat yu xëccoog moom sama gaay sama bopp ma la gënal du bañ naa la loolu la leen saa caajaay waxagum kon gestu nañu xool ña leen daan jàppale ñooñu commencé yolleeku benn par benn ndax ñooñu wax naa leen ko ci benn interview naa leen dama leen talagul rek yàlla xam na ne sama xëy xajul ci ñoom dama leen talagul rek ñoom ñoo seen kay ay mango yu ñor jas ñu ñëw bëgg ko giiroog waa jas moo tax ma ne leen doo leen ko fi laalee mango yooyu waa jas ñooy lekk bu ñu jëmee ñu may leen kon li ñu yor lu rëy la bés bu ñu jëlee mairie bi fukki weer laa leen may fukk pour ngeen commencer sentir changement bi fan la jëm duñu def dara Sakirac te waxtaan ñu ko waa Sakirac duñu def dara tooglu te waxtaan ñu ko waa tooglu 10 premiers mois yi dañuy taxawal les conseils de quartier ñu ñëw toog ci keppaaru chef de quartier yi di yëkkati ndoo di tegandoo toog ci keppaaru chef de village yi di yëkkati ndoo di tegandoo 10 premiers mois yi dinañ defar le plan local de développement de la commune de Diass ne juróomi at yi njum fan lañ jëm 10 premiers mois yi dinañ fexe ba fépp fu cadre dëkk bi nekk ñu yaatal dugal la ci sunu biir commission technique yi nekk ci biir mairie bi nga xam ne ay conseillers ñoo ko jiite ñu élargir ko à ses compétences ndax le code des collectivités locales prévoir na am na ay cadres yu nekk ci diaspora bi ñii seen xam-xam ci lii la màcc ñii ci lële dañuy yaatal ubbil leen ñoom ñu ñëw bokk ci commission yi di ñu xelal ba bu ñuy tabax plan local développement bi duñu jóg duñu fa yem danañu fexe ba ñun bu ñuy tëgg suñu budget ñu tëgg ko dëppale ko ak plan local de développement bi nga xamante ne moom la ñu def te plan local de développement boobu jigéen ñi lañ ciy gis seen bopp ndaw ñi lañ ciy gis seen bopp mag ñi lañ ciy gis seen bopp école yi lañ ciy gis seen bopp formation professionnelle gis ci seen bopp waaye duñ fa yem bu ñu defaree suñu plan local de développement li ci état war a def ndax am na loo xamante ne maire attanu ko li ci état war a def nag man maire Mamadou Ndione bu boobaa may jël sama carnet d'adresse seeti ministère bu nekk
seeti DG bu nekk seeti ku nekk ne ko lii la ñu bëgg nga defal ñu ko jas est-ce que mën nga ko def léegi boo ko mënul def léegi nan nga koy programmer pour mu nekk dans le budget consolidé d'investissement de l'État du ñu fa yem bu ñu defaree suñu plan local développement ba noppi le maire Mamadou Ndione day ànd ak ay conseils municipaux ñu dem wuti financement yi à l'étranger pour defar nos propres projets ici des projets endogènes yoo xam ne état da koy valider ñu defaral ko suñu bopp ci 10 premiers mois yooyu bokk na ci loo xamante ni il faut ñu def ko mooy li ñuy tuddee intercommunalité léeg-léeg da ngay gis ñaari mairie yu sës dend te am na projet yoo xamante ni kenn ci ñoom bu ko yëkkati woon projet bi du am rendement du am rentabilité ndax taayu commune bi tax mu ngi mel ni mbiru mbalit mairie moo war a tonni mbalit bu mbalit bi génnee ci mbedd bi mairie jës defu ci dara. Est-ce que ñun bu ñu faloo suñu responsabilité mooy ñu toog seetaan loolu dinañ fexe ba ay bac à ordures nekk ci quartier yi boo leen defee mbalit mi ci bac à ordures yi mairie bi wut un système de ramassage xool nu ñuy transformer déchets yooyu ndax déchets yooyu mën nañ ko transformer mu nekk énergie mu nekk engrais mu nekk leneen ba nga xamante ne loolu bu ñu koy def dina am solo mais loolu mairie benn mairie bu ne dafay defal boppam du am rendement bi ci war ndax taayu mairie bay tax bu baax nañu xool ak mairie yi ñu wër ñu liggéey dans le cadre d'un programme collectif ñu waxtaan ci taxawal yu mel noonu pooru Ndayane dañ ci am cër bu baax nañ toog ak maire commune Ndayane ñu xool lan lañ ci mën a bokk ñun ñaar ñu defandoo ko pour notre jeunesse defandoo ko pour nos femmes defandoo ko pour nos populations. bépp projet boo xamante ne taille bi mu soxla il faut ñaari commune seq ko bu boobaa dañ ciy waxtaan ak suñu conseil municipal. suñu conseil municipal bu ko valider ñu créer l'intercommunalité ñu liggéey doo ci ensemble sama gaañ lii ma fiy wax boo leen demoon ci meetingu gars yi dinañ fecc ba ñàkk doo leen ko fa dégg ndax ñoom xam-xam jiitaluñ ko ñoom gaaruwaaleeg aste la ñu jiital ñooñu fa ñu nekk leneen la ñu tal utal ngeen leen sax tourné du ma ci egg ndax bëgguma toj coalition S waaye coalition boobu laa ne ñoom xam nañ ne ils vont perdre ces élections te duñu gagné benn village ñoom xam nañ loolu village bu ñu dem ñu ne leen muus fi naa ne ñeex village bu ñu dem jaaxle caravane nañu proximité nañu léeg-léeg ñu proximité sax dajeeg benn paa bu am fu la mën a ne hey ànduma ak yéen keroog bi am na bu ma ci seetaan waa ji wax ba giif yàpp koor yi ne ko ànduma ak yow ñu arrêté direct bi rapidement dafa am big moo doon def direct xale bu sopp boobu kon ci gàttal li ma bëgg a wax mooy ñun bu ñu gañee élection yi amul benn sujet bu ñuy jël toxal ko parce que dafa tàng je vais être très clair ñëw naan dagg xol ba dafa tàng dañ koy teg fële non dañuy toog ak les structures de l'État nit négocier discuter ci dans l'intérêt des populations du ñu ñëw naan Sakiraak la mu doon laaj jamono yële passé dañ koy teg fële non dañuy toog ak Sakiraak toog ak les autorités trouver une solution parce que Sakiraak li ko dal ku yërëmul Sakiraak ci loolu xam ne ma xam ne amoo yërmande aéroport daf ko tànc côté bale ñu tànc ko route nationale tànc ko amatul possibilité d'extension sujet boobu maire bu ne dama koy occulter dem di wax laara bira naan fële da nga trahir ta mission de maire pour man le problème de l'enclavement de Sakiraak c'est un sujet qu'il faut poser sur la table toog waxtaan ci dinaa la jox nga wax après toog waxtaan ci ak les autorités yem ci trouver une solution dans la paix et la concorde kon ci gàttal li ma bëgg nit ñi xam mooy suñu faloo maire du ñu daw res suñu faloo maire du ñu daw res suñu faloo maire du ñu ñëw naan jeunesse bi lii mënuñu ko régler wala ñu nekk fële di bu problème amee du ñu dem au devant des problèmes jamono yële passé am na fitna yu fi amoon ba fitna yi amee dama xëy le matin dox ci li ma mën a dox taal sama oto dem fa ma war a dem fekk xale yi fañ leen denc ma may leen boisson jàppale leen
yéeg gis kilifa yi ñaan njekk ba xale yi gën loolu su ma doon kuy daw res du ma ko def te keroog xale yi ba ma leen fekkee ñu fa ñu nekk xale yi bañ ma gisee defe naa ne am na lu dellu si ñoom yenn waajur yi ba ma egsee foofu keroog ñeneen ngi dañu mu tëb sax bëgg ma song ndax espoir bi ñu am ne su ma intervenir xëy na jàmm am ci waaye yemuma ci ndax problème mu Koursaf problème mu commune Diass il faut ngeen xam ne l'autorité bi fi nekk ñi yor mairie bi mënuñu régler nos problèmes la man junñu na ko sànq bañ ma indilee réponse APIX dama leen ma indilee ma lettre bi mu ne monsieur le directeur fàtte général bi nag lettre bi 2 paragraphes la xaw ma 3 ba muy def lettre bi dama leen lettre dossier la waroon def warul def lettre la muy laaj kenn xamul sax ci lettre bi population ba ñaata nit la ñuy laajal kenn xamul la ñuy laaj argumentaire bi ci war a def sérieusement et Inch'Allah je vais travailler comme je le fais actuellement avec la population de Sakirak pour ñu trouver une solution à ce douloureux problème parce que avant tout c'est un problème de justice c'est un problème d'équité te buñ ci waxtaanee waxtaan bi ñu teg ko ci yoon ñàkkul yàlla dina ci def sutura te sutura boobu dina am waaye kay war a négocier si bu dee moom na mu daan gérer suufu domaine national bi saa yu daggee toolu jàmbur fukki parcelles yu nekk mu jël ñeent yi waaw kooku kan lay waxal kooku bu dee bu demee ñu ne ko yow say délibération dara baaxu ci kooku kan lay waxal kooku bu demee di négocier ñu génneel ko ay dossier am ne ko yëpp ko yaa fi defoon lii yaa fi defoon lii yaa fi defoon lii kooku day arrière de waaye bu dee ay nit ñu set loxo la bu ñu ñëwee di wax dinañ leen dégg moo tax ñii ngeen war leen fi changer seen coalition bi ngeen di dégg ñoom coalition sauf qui peut la tudd sauf qui peut maanaam jaaxle nañu bii nekk seen sànni tàccu ñu ne nañu jéem a nax askan ñoom amuñu argument maire aw yombe am na lu muy junj sàmm muy kayit yu weexu dernière heure yi jamono yële passé dañu am fii conseil municipal ñoom ordre du jour bi affaire suuf lañ doon wax Pape Malick bindu na ci wax na ci ñoom Khady bañ wax ci ñoom Fatou na wax bañ ñoom ñu def une délibération irrégulière sur une dizaine d'hectares liñ ci jublu ñun xam nañ ko délibération boobu ñu ci jublu c'est une délibération à caractère électoraliste et là je demande à l'autorité administrative de veiller à ce que ces délibérations à caractère électoraliste faites le 1er octobre 2021 à 3 mois des élections locales que ces délibérations-là l'autorité préfectorale mu veille ci bu baax ñii di wut suuf suñuy def seen poste pour bu élection yi jotee ñu wut ku ñuy nax ñooñu la ñu def bu doon dicté la dicté préparé la defe naa ne ñun xam nañ ñu baax seen i pexe ñëw te yàlla xam na ne ñu ngi lor ay doomu jàmbur fii ci askan di leen jox ay kayit yoo xamante ne ñoom xam nañ ne kayit yi baaxul xale yi dem di ko wecceeku te xale yi buñ ko wecceekoo jaay ko bu problème di am xale yi la ñuy topp plusieurs fois maa ngi intervenir di génnee ay doomu Saafeen ci ay jafe-jafe billahi wallahi wal kitaab plusieurs fois du ma toog weer te amu ci ay jafe-jafe yoo xamante ne kenn ci sunu xale yi mooy def erreur bu mel noonu ñu defal ko délibération ci turam mu dugg ci ba am ci jafe-jafe léeg-léeg bu ma ko yëgee soit j'envoie un avocat wala ma jéem a xool nuñ ci jàppee ba xale bi génn ci. jamono yële passé am na xale bu bokk ci ñoom xale bi daf ma woo ma ne ko yow loo may bu ma fonto yow foofu nga bokk mu ne ma grand yërmande bi nekk ci yow mënu ma xam ci sama gaañ. billahi wallahi wal kitab kon ñii ban façon nit lañ ban façon nit lañ jàkkaarloog askan bi jàkkaarloog cette jeunesse bi nga xamante ne war na am kër suba jàkkaarloog jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi wut fu ñu liggéey suba jàkkaarloog xale yu ndaw ndawaan yi nga xamante ne ëllëg fa lañ leen di def ñuy jaay suñuy suuf di ko utiliser
ci loo xamante ne dafay xaram loolu ku ko xeexul jaamuwoo yàlla loolu ku ko xeexul iman bi ñuy wax ci yow des na ba tax na ñii au soir du 23 janvier 2022 dama bëgg ñu gagné leen gagné bu leer nañ bëgguma ñu rawee leen bopp dama bëgg ñu doubler ñu gagné leen à 80% dans tous les villages ñu bañ a bàyyi benn village bu ñu gagné ba noppi nag le ëllëg sa maa ngi jox rendez-vous population wu commune bi yëpp ñu ñëw raxas mairie bi ak eau de javel raxas ko ba mu set wecc de telle sorte que dina baax.